alhamdulilah cheikh bi comme ni nga ko expliqué noonu rek mooy yërmande yàlla moom lu jiit avant tout dafa yaatu surtout ci côté faj bi nii te alxuraan moom nekk na loo xamante ni lu yaatu la te alxuraan moom bàyyiwul dara tamit parce que chifa moom ko idaal la jàngoro yi day faj ba mu des jàngoro yi dee ci côté rab tamit mooy ñi nga xamante ni rab danañ jàpp moo xam dañu amoon ay tuur wala ay mel ni ay xàmm wala ñi nga xamante ni dañ leen liggéey jàpp leen wala ñi nga xamante ne dem ba perte connaissance côté stress wala ñi nga xamante ni parfois yenn feebar dañ dal lu ci mel ni ay diabète ay tension ay hémorroïde ay éjaculation précoce wala jigéen bi nga xamante ni dafa dem ba taxaw wala ki nga xamante ne aussi parfois musul am doom aussi yooyu dem dañ koy traité wala cas yi nga xamante ni parfois boo demee hôpital yow ngay sentir yenn douleur yi hôpital ñoom ñu leen gisuñ fekk yow yaa ngi sentir douleur yoo xamante ni mooy loolu toujours cas yu mel noonu dañ koy am mais bu ñu ko amee toujours dañuy toog consulter nit ki xool li nekk ci yaramam li ci mun tam après incha allah ñu topp ko étape par étape ba yàlla defal ko tawfeex mais façon cas bu nekk moom toujours dañ ko fi am. da ngeen koy amal ci côté rab bi. ba ci yeneen feebar yi daal incha allah. hôpital lu mu mënul gis yéen naka ngeen di def ba gis ko nii jaxal. waaw alhamdulilah am nit ku nekk ak sa domaine. te lépp loo gis ci àdduna dafa am lu feeñ am lu nëbbu. léegi li nga xamante ni dafa nëbbu alxuraan da koy loqati. da koy loqati lépp lu muy loqati tamit ci alxuraan sunna la ngay teg. mooy nit ki loo ko xam-xam moo la gën a xam boppam. boo ko consulté ci biir symptôme bi nga xamante ni ci bi koy consulté di nga xam carrément symptôme yi ndax symptôme shayatin la wala ndax symptôme yi nga xamante ni ndax liggéey yi nekk ci yaram la wala symptôme la yoo xam ndax ngelaw moo nekk ci yaramam wala ndax cata ka topp wala ndax dafa am feebar yi nekk ci moom lu ci muntaal ci biir consultation bi après da nga koy xam daal incha allah léegi ci loolu noonu ngay sukkandiku commencé ko defar traitement di ko si loolu nekk na lu nga xamante comme ni ko cheikh bi expliqué nit ku nga xamante ni dafa nekk dafa amee rab wala amee ay shayatin dafa am paj bi dafa am lu mu àndal lu ñuy naan xijaama mooy li ñu naan ventouse ndaxte xijaama dafa nekk loolu nit koo xam dafa amee seytaan boo ko moccee ba pare seytaan bi nekk si yaram bi day paralyse loo yaram bi léegi paralyse boobu ci kattan yàlla da ngay mocc nit ki yéene ba ko tegal ko ventouse mooy li nga xam ne mooy li ngeen di wax xayru maa tadaawaytum bihi al xijaama nee na bépp paj bi ngeen di def xijaama moo si gën a gaaw am na yeneen xadis yi ñu wax inna fil xijaama shifa ventouse nekk na lu nga xamante ni luy faj la parce que ventouse lu yaatu la même ku dara dal nekk na lu nga xamante ni nit ki lu mu war a def la parce que bépp tooke bu nekk si yaram nit ki boo ko defalee ventouse ci kattan yàlla incha allah moo nga gis njëriñ bi parce que ventouse dafa nekk lu nga xamante ni lu wér la balaa nga koy xam nag nga def ko yenn maladie yi manifesté wu si nit ki si consultation bi la basé wu boo consulté nit ki xam quelques symptômes bi nekk si yaram après nga mocc ko xam ne kii cas bi la tolloon incha allah ci kattan yàlla si biir traitement boo ko defee ventouse ak yeneen yi muy àndal nga xam ne carrément kii bi moo ko daloon. pourtant tubaab bi nag ñoo gën a feebar parce que pourquoi ñoo gën a feebar ñoom li ñuy def boo xoolee façon feebar yu gën a bizarre façon feebar yu gën a compliqué ci ñoom dëppee mais pourquoi dañuy seytaan gën a am accès tamit ci jullit ñi mooy seytaan bëggul ku baax parce que yàlla moom mais iblis wàccal dina ko ne naa wàcc mais sa jaay naa def la tout ba attaqué leen ci côté yëpp naa leen marqué ci kaw marqué leen suuf marqué leen sow ak penku ak côté yëpp yàlla nekk sëf jaam bi ba gëm léegi nga xool ñi nga xamante ne tey jii dañu woote lislaam te fekk jikkoy naa fekk dañuy dund boo xoolee yàlla mooy naan ci alquran shayatin insi wal jinn shayatin insi wal jinn mooy lan ñi nga xamante ni tey jii xam nañ ba pare luy alquran xam nañ ba pare di yàlla santaane pare ñuy jëf naka suñu noonu pourquoi ñuy jëf naka suñu noonu ñaari féticheurs yi nekk Sénégal te ñu woote ay jullit lañ ñaata ñoo fi bokk seen i xam yor seen tur ba pare ñu ne lislaam yu dund nga xool tey jii weer koor bi ñu waaj a ñëw dañ naan ñoom dañuy tëj saison bi léegi da ngay xool jeudi yi nga xamante moo mujj wala vendredi yi nga xam moo mujj ci dañuy def seen dernier xam bi nga gis ni tey jii nit ki yaa ngi woote ne jullit nga ba pare yaa ngi bokk li nga xamante ni seytaan la sa côté yow léegi jaamatoo yàlla nga war a jaamu yàlla seytaan ngay jaam léegi weer koor bu ñëwee nga ne yow da ngay bàyyi loolu jéem a dugg ci diin lislaam nga gis ñenn ñi nga xamante ne aussi dañuy def dañ naan dañuy faj ci côté alcool mais ñuy def ay lasaraan genre noonu te pourtant vendredi saa yu jotee dañ naan doon sangu garab bi wala vendredi man dama faj pourquoi du faj parce que danaan vendredi dafa diis boo ko sangoo boobu na lay baax day baax bu na lay bon lay bon est-ce que nit mus na toog vendredi di lekk mus na toog vendredi di naan mus na toog vendredi di nooyu léegi pourquoi wala dafa mel ni tey yërmande yàlla wàccatul vendredi
comprendre te xale yaa ngi judd vendredi nit ñaa ngi dee vendredi te xewal yàlla am ci vendredi te nga xool tey ji vendredi mooy jour bi gën ci biir semaine mais pourquoi tey ji nit ki di ñaan ci yërmande yàlla ne jour boobu di ci sant au Coran mooy maa Coran wala jour boobu di ci faj wala genre mel wala naka sulu noonu moo lay wan ni carrément kooku lu mu nekkee du dëgg dañuy waxante dëgg lu gën a bon ci doomu aadama mooy nit ki nga xamante ni day woote ni jullit la ba pare wala mu wone ni xam na ba pare mu delluwaat ginnaaw di def na ko sulu noonu te yàlla nee na ëllëg naa fexe ci biir safara lañ jëm te bàkkaar gënul rëy bàkkaar fen te boo xoolee tey jii moom ñi nga xamante ni seet ci pettaaw ñi nga xamante ni xool ci côté dañ naan dañuy dugg ay xalwa wala genre yooyu nekk na loo xamante ni shirk bu garaaw la te nit ñoo koy dund tey jii am nañu ko ci xam am nañu ko ci xam mais ñi nga xamante ni jàng nañ ko ba xam nañ ko de mais bëgg alal wala bëgg tamit mbooloo moo tax parfois ñu toog ci di bañ a wax nit ñi dëgg bi te loolu nekk na du danger moo tax dañ ñaan yàlla ñi nga xamante ne cee nekk dañuy deltuwaat ginnaaw parce que dee day métti parce que ci moment bi ngay def yàlla mën na la nattu nga cardiaque mën na la nattu tamit nga accidenté mën na la nattu nga def ci yu bon yu bëri xam nga mais terewul tey jii nit ki da ngay gën a def lu gën a jëm yàlla ëllëg yow xam nit ci li ngay liggéey rek ci nga mën a jaamu yàlla moo tax nit ki parfois ci li ngay liggéey war nga ko xoolaat bu baax yooyu jullit bi aussi war nga xoolaat sa comportement bu baax tey jii Umar bun Xattaab di ko mel force ba tey jii koñ bu mu jaar 40 jours tey jii Iblis du fa jaar parce que dëgg bu mu dëggoo jullite bu mu jullite woo te nga xool tey jii zaman boobu ba léegi yàlla ñi nekkoon zaman boobu yàlla ji ñoo nekk fii ba léegi pourquoi pas ñun ñu war a roy ci yeneen bi war a roy ci ay saxaaba ñun duñ leen roy ñuy jël ay fétiche wala jël ay gàllaaj di ko jiital suñu lépp ñu yaakaar ni xëy na loolu moo mën a tax suñu affaire sotti ñu yaakaar ni xëy na loolu moo war a mën a tax suñu lépp baax te yàlla képp ku ko nekkal bu nekkal mais boo ko nekkal du la nekkal te yàlla na ci yàlla musal moo tax loolu moom bokk na ci li nga xamante ne shayatin munaafiqoon yi dañuy nekk ci nit ki di ko diriger wala di ko def naka su dul noonu ñun façon bu ne dañ koy gis am na ñoo xam parfois dañ naan dañuy faj mais dañuy jékki-jékki réer mér affaire yi jaaxal leen jaxase leen jàpp leen dóori métti mais dañu woo ñu ñëw ñu ne la carrément boo bëggee ñu faj la foog nga tuub jéggalu sa borom génn ci li nga def Cheikh Ahmed mi du ma bàyyi may wax fan yii rek am na benn waaye boo xam ne woo nañu ko di parcelle dafa jékki-jékki gumbaloo dañoo dem foofu wax ko lu muy dégg mocc ko ñu defal ko xijaaba mu commencé gis te mu ngi teg ay kurusam teg ay xaatam teg ay façon affaire am yu ne te pourtant dañ koy ràññ mais tey jii moom bu amoon kàttan ci lu mu nekk wala tey jii mu nekkoon ci lu dëgg lu mu nekk est-ce que loolu noonu mu yor dina ko lor nga gis tey jii nit ki nga xamante ne dañ naan faj ay rab di def ay sacrifice ak genre bi ëllëg mu doon koo xamante ni aussi affaire day topp ay doomam mooy pacte bi nga xamante ne dafa nekk mooy sexra bi nga xamante ne comme ñi yor xam lu ñu mel ñii tamit yor ay xaati wala di faj yenn faj yi ñoom ñëpp ñoo bokk benn façon bu domaine bi ñuy demee moo tax jullit bi yow toujours dafa attention ci ñoom te xam leen tamit képp ku def seetlu ci 40 jours loo jàmm yàlla ko nangu te yàlla nañ ci yàlla musal jàpp leen ni tamit képp ku ko def ci weeru koor yaa ngi dégg yow moom jàpp ni amoo koor yaa ngi xiifal yaa ngi lekk yaa ngi xiifal te am na ñu koy def ñoo xamante mooy loolu ñenn ñi parfois dañuy fanaana dañuy def ay li xalwa wala dañuy defal ay listaxaar lekk ba suur kër lu mel ni comme genre séeréer yi ñuy def yeewu di la wax loo xamante ni ay tappale rek lay doon génneel sarax nangam defal nangam nangam nit booy saraxe da nga war a saraxe fii sabilillah mais waroo toog dinaa day génne lii ndax sëriñ diw moo ko wax tey jii képp ku génne guro koo xam ne sëriñ da lay génne la guro jàpp ne balaa déwén dina génne loolu ginaar bu xonk at bu ci toog mu génne loolu bépp chaque moment noonu la bañ jég li ñu ne dañ la war a sampal mooy pacte bi toujours day gën a avancé te loolu noonu da doon loo xamante ni deret la boobu bu ñu sacrifié te jàpp ne ni ñu ko sacrifié noonu chaatin aussi noonu lay toppee sa biir deret di doon loo xamante ni ci investir ëllëg sa njaboot bu am day am pacte bi day am benn genre correspondant boo xamante ni day law loolu mooy waral parfois nga gis nit ki doon faj ay rab jékki-jékki doomu di daanu wala nit ki nga xam ne dafa amoon ay tuut jékki-jékki doomu di daanu wala ay sëtan di daanu fekk pacte bi dafa yàgg parce que yàlla may nañ ñun doomu aadama yi suñu guddee fan 100 ans la ñu mais jinne yi yàlla may na leen ñoom ñuy dund ay siècle kon jàpp leen ni carrément ñoom fekk nañ suñu maamaat moo tax toujours war nañ def attention ñu bàyyi la ñoom ñu dund seen monde ñun ñu dund suñu monde parce que ñun yàlla loolu la ñuy digal te ñun yàlla dañu def ñu ñooy xalifatun fil ard ci kaw suuf kon war nañu delluwaat ci suñu borom subhanahu wa taala te tamit ñi ñu def royukaay tamit duñu royukaay mooy tubaab bi duñu suñu royukaay
ñun ñu war a def royukaay mooy ñi nga xamante ni alquran ak sunna la ñuy dund mooy jullit yi nga xamante ni ñoo nekk mais boo xoolee tey jii ci koy naafeq bi tubaab bi dañu def suñu royukaay def suñu lépp te pourtant du loolu dañu war a gëm suñu bopp pour mën a avancer lépp dañu war a gëm suñu bopp ci bi ñuy nekk nii tey jii yàlla mooy ci mën a taxaw mais pas ñu yaakaar keneen ku bàyyi dara jël leen li nga xamante ni woon sa jëf toujours lépp la ci mën a fekk tamit yaa ngi teg sa bopp di ñaan yàlla ñu yàlla dëggal dëgëral ñu tamit ci yoonu siraatal mustaqiim incha allah